ñu tàmbalee ko ak li am ci jamono ji mu ñeel Guy Marius Sagna ak ay ñoñam am ci ñoo xamante ne ñoom la ñu jàppandoo woon ak ñoom pour les mêmes raisons ñenn ñi ñu bàyyi leen ñu ñibbi ci seen ay mbokk Guy Marius Sagna ak ñeneen ñu teg leen loxo tey lan moo mën a justifier loolu. waaw soxna si nga may ma balaa maa tontu ci laaj bi dañu toll ci jamono yi feetu Noël. voilà ñu nekk ci réew moo xam ne dañu nekk ak suñuy mbokku chrétien kon jaadu na bu ñu teewee ci plateau bi ñu sargal leen ci ndokkal leen ci fête bi ñaanal leen ñu passé feetu jàmm feetu mbégte anticiper également parce qu'on est à une semaine incha allah des fêtes de fin d'année ñaanal sénégalais yëpp atu 2020 mu nekk atu jàmm atu sutura ak atu teranga ak naataange donc pour tontu ci sa question bi man mi nekk bokk ci avocat Guy Marius Sagna ak ñi ñu jàppandooroon professeur Babacar Diop ak yeneen juróom-benn ndaw dogal bi ñu joxe ajuma bi ñu génn man la njëkk a bett donc mbetteel laa ci am. mbetteel bu rëy li tax ma am ci mbetteel moo di ne ñoom juróom-ñett ñëpp d'ailleurs juróom-ñeent lañ. juróom-ñeent ndaw lañ jàppandoor mbetteel bi njëkk mooy bés bañ leen di inculper. leen di placer sous mandat de dépôt dafa am kenn kuñ ci seppi moom déjà ñu inculpé ko bàyyi ko en liberté provisoire ndaye ci jamono ma ngi doon rafetlu bàyyi bi parce que boo nekkee avocat di défendre ay nit képp ku ci am liberté da nga koy rafetlu waaye du tere aussi nga interroger wu parce que xaw ma lu tax ñu seppi woon ko moom may ko liberté ñu jël dogal jël juróom-ñett yëpp yóbbu leen en prison téye leen fa téye négandiku décerner mandat de dépôt doyen des juges ñu déglu leen ci liñ leen tuumal àllarba ak alxames bii ñu génn ñu laaj leen ay laaj ñu joxe ci seeni tontu bi ñu paree ci saa si ma déposer demande de liberté provisoire mooy benn xaatim pour ñaan doyen des juges mu bàyyi leen bàyyi négandiku ndax charte yi yoon tëral yëpp matale nañ ko moo di ne déglu nañ leen ci li leen doon tuumal indi nañ ci tontu am nañ li ñuy wax garantie de représentation mooy am nañu fu ñu dëkk ñii dañuy liggéey ñii dañuy jàng bu leen yoon soxlaa xam na fi mu leen di jëlee mbaa bu leen convoqué ñëw wuy si seen téye négandiku amatul solo pour ñu xam dëgg bi ndax déglu nañ leen ba pare ba ñu wax seen xalaat ñetteel bi suñ leen bàyyee mënul créer trouble à l'ordre public au contraire bu ñu leen bàyyee day gën a jàmmal nekkinu askan wi kon légalement ci li yoon maye jàppoon nañ ne ñoom ñëpp dañ leen di bàyyi négandiku surtout que on les a arrêtés tous dans les mêmes circonstances de temps et de lieu mooy ñoo bokk fi ñu leen jàppe ci benn waxtu bokk li ñu leen di tuumal ñoom ñëpp gii nag lañ am yeneen luñ ko ci yokkal mais ñoom ñëpp dañ leen doon tuumal ne dañoo bokk ci dox ñaxtu boo xam ne yoon daf ko tere donc ñett ñi des mooy leen liberté provisoire muy Guy Marius Sagna Ousmane Sarr Fallou Galass Seck boo jëlee Fallou Galass Seck ak Ousmane Sarr ñoom lenn rek lañ leen toppee mooy bokk ci dox ñaxtu bu ñu leen tere te ñeneen juróom yi ñu bàyyi loolu rek lañ leen toppee woon te ñoom ñaar bàyyiwuñu leen Guy moom dañ ko toppee loolu yokkal ko ci leneen mais ak lu mu ci mënti doon lu ñu ko ci mënti yokkal au regard de la loi matale na ñoom ñëpp conditions yi loi teg pour ñu am bàyyi négandiku te ñu fàttali ne fii suñu réew liberté mooy principe liberté mooy principe waruñu yóbbu nit kaso lu dul mu sës fi mais bokk naa ci benn marche boo xam ne constitutionnellement yoon a ko may ñu jàpp ma ca man gis naa ne du yoon ñu jàpp ci nit fii suñu réew dellu ginnaaw la sur le plan démocratique rax ci dolli condition légale yi bëri na kon dañu leen war a bàyyi loolu mbetteel la donc mënuñu ko teg fenn foo xam ne en droit taxaw na tegulu fenn fi mu tegu rek mooy bàyyi ñii téye ñii tegul fenn Demet Khady ma lay nuyu bu baax di nuyu Fatima di nuyu suñu gan maître Moussa Sarr alors maître wax nga ni mbetteel nga am mais est-ce que tey juge Samba Sall li tax mu dellu ginnaaw mënuñu jàpp ni rek ni Babacar Diop ak étudiants yi pression monde universitaire bi la wala. waaw xam nga man avocat la du ma dugg ci ay considérations d'ordre politique et syndical du ma analyser noonu. boo nekkee avocat da ngay wax en fonction ci li yoon may donc mënuma dugg ci analyse syndicale
comme analyse politique donte dinaa ci bàyyi xel. mais su ma taxawee damay wax sur le plan juridique. dama ne sur le plan juridique ci li yoon maye ñoom ñëpp yoon daf leen may ñu may leen liberté provisoire parce que conditions yi nga xam ne moom la yoon tëral pour nit am bàyyi négandiku ñoom ñëpp matal nañ ko. rax ci dolli muy am benn condition boo xam ne du sax condition mooy benn contexte mooy bàyyi leen ci liberté provisoire dafay gën a dalal askan wi. dafay indi apaisement dafa indi décrispation. kon au regard de la loi comme au regard du contexte bàyyi leen ça s'imposer. d'accord Babacar Diop. munoo def un poids deux mesures toppandoor ñëpp benn mbir nga bàyyi ñi tey loolu coow la gën a jur. am na ñu naan voilà ñu ngi instrumentaliser justice bi am na ñu naan xamuñu xam nga yoon ñëpp la fi nekkal dañ koy rendre au nom et pour le compte du peuple sénégalais moo tax bu ñuy rendre décision dañuy war a rendre décision boo xam ne day tax askan wi mën cee gis boppam tey amul kenn ku nekk Sénégal li dale ci man mii seen avocat nga xam ne mbetteel ak njaaxle laa ci am moom la askan bi amee njaaxle parce que mënoo jàppandoor ay nit ci benn waxtu benn place tuuma leen même chose nga sepp ñi bàyyi ni loolu yoon nanguwu ko te du dëgëral jàmm du may jàmm ci réew. d'accord Babacar Diop bi muy génn prison wax na ni dañ ko torturer yow avocat am nga lan lañ mën a jàpp ci kàddu yooyu muy yëkkati ndax torture am na wala amul. man bi ñuy bàyyi Babacar ajjuma ñoom ñëpp ñu leen di bàyyi dafa fekk ma xëy tukki parce que bu ñu leen dégloo ba pare àllarba alxames dama déposé liberté pour ajjuma ci suba ma xëy tukki. ci lañ ma wooy bi ma tukkee mais maa yoon Sénégal ne ma Babacar benn professeur université moo ma woo bu ko seeti woon ne ma Babacar Diop professeur dañ ko violenté ma ne ko dégg naa ko mais mënu ma ci wax fi mu ne nii parce que avocat la parce que su ma si waxee. la presse va me dire ndax gis nga ko. te kon que mënuma ci gis professionnellement déontologiquement aw ma droit wax ci. kon yow maintenant non ca ajjuma ba. gisuma ko mais li ma def mooy. ci pulu avocat bi kon ka sakkan nañ ma woo ku ñuy wax maître Amadou Diallo. c'est le président de la section Amnesty ma ne ko Amadou wax nañ ma léegi ne professeur Babacar dañ ko violenté moi je suis en dehors de Dakar demal nga seeti ko nga waxtaan ak moom nga wax ma lan moo ci am mu dem seeti ko dans l'après-midi à 15h. mu rappelé ma fi ma nekk. ne ma effectivement gis naa ko confirmé na ma lool mais après lundi gis naa professeur Babacar. nee na ma effectivement dañ ko violenté. mais est-ce que gis nga ci yaramam ay luy wane ni kii dañ ko torturé dañ ko violenté est-ce que gis nga loolu ci yaramam. non man du ma joxe qualification torture non. du ma joxe qualification boobu torture mënu ma wax dañ ko torture dañ ko violenté loolu wax na ma ko te gëm naa ko. violence torture sorewul parce que ñoom sax loolu la ñu utiliser ni dañ ko torturé. oui man avocat la du mot bu may utiliser. dafay méngoog situation violente nañ ko violente nañ ko mooy dóor nañ ko sotoo nañ ko loolu torture non du ma qualifier loolu li ma mën a wax daal pour le moment mooy dóor nañ ko sotoo nañ ko wax na ma ko gëm naa ko te danaa déposer plainte contre ñeent ñi ko dóor parce que ñëpp xam naa seen tur danaa déposer plainte nommément contre eux te ñi nekkoon ci chambre bi ay témoins lañ dañ leen citer parce que réew mi wees na fu ñuy jël ay nit donte d'accord ak ñoom donte da nga di leen dóor loolu dafa xewi te loolu ku ne da nga ci war a taxaw. donc au nom des principes des droits de l'homme l'intégrité de personne physique yoon mayul kenn ak koo mënti doon ak saran nu mu toll nga violenter nit moo tax danaa déposer incha allah plainte nommément contre les 4 gardes ba pare citer témoin ñi ko fekk ci chambre bi. d'accord Fatima. alors merci Khady ginnaaw bi ma la nuyoo maître mais tey jii naka la ñuy def pour sécuriser ñi nga xamante ne ñoom ñoo di prisonniers yi contre agression yi nga xamante ne parfois dañu koy faral di nemmeeku ci biir prison yi. waaw li ci nekk rek d'abord mooy au niveau de la formation. il faut continuer à bien former à assurer une formation continue sensibiliser garde yi def loolu du ñëpp a koy def. mais ñi koy def et même en amont. il faut les former won leen ne amuñu sañ-sañ boobu. donte yor nga benn prisonnier bu nekk ci biir def na lu mu warul def ci wax mbaa jëf yoon mayu la nga jël loxo teg ko il faut être clair. am na ay sanctions administratives yoo xam ne yoon may na ko pour que prisonnier bi nekk ci biir def lu mu warul def ay daan fekk ko ca mais yoon mayul kenn ak lu prisonnier bi mënti wax ak lu mu mënti def nga jël loxo di ko ci teg. ci ko am loolu il faut que mu leer prisonnier. citoyen la comme citoyen il faut aussi mu leer. lenn rek lañu ma yeggali tuuti rek poñ boobu lenn rek lañ xañ prisonnier mooy amul sañ-sañu dem dikk la liberté d'aller et de venir waaye bu dul loolu droit yi ñu am yépp man yow moom lañ am. kon loolu également il faudrait que ñi nga xam ne ñoo leen war a garder ñu xam loolu
ñiy def li nga xam ne naka sadul noonu la ñu jël ay mesures sanctionner leen sur le plan administratif et sanctionner leen sur le plan judiciaire. mais maître Babacar Diop wax na ni dañu ko violenté comme ni nga ko waxee mais administration pénitentiaire ñoom tamit démb génn nañu def déclaration que ni loolu musul am weddi ko ba noppi ni sax ni Babacar Diop bi mu nekkee ci kaso bi moom moo doon teg ay actes de défiance. loolu duma ci polémique man Babacar lay défendre xam naa ko bu baax bi mu nee prison ba muy génn bu dul ajuma boobu nga xam ne dama xëy tukki man rek bés bu ne ma seeti donc xam naa ko li mu wax loolu laa gëm ñoom la ñu wax dégg naa ko je prends acte mais du ma nekk ci ay plateau de polémique li am solo daal mooy man incha allah danaa porter plainte contre 4 gardes yi ñu dem ci yoon atte xam nga fii yoon ñëpp la fi nekkal man acteur de la justice la su ma client waxee dara ma gëm ko mu jox ma ci ay firnde damay dem ci yoon lu yoon atte ma nangu su ma joxee ndam ma nangu su ma joxul ndam ma def appel mais li ma xam daal li ma suma client wax gëm naa ko te dinaa porter plainte incha allah yoon atte ñu parce que loolu mooy état de droit état de droit mooy citoyen bu fi nekk ñu teg la lu ñu la warul teg ak ku la ko mënti teg ku mu doon ku ne nga dem ca yoon. mais est-ce que di ngeen am ndam parce que bëri na ñu ñuy violenté bu ñu saisiré yoon daanaka du mujj fenn te Sénégal dafa signé ay convention yoo xamante ne nii dafay tere loolu. dina mujj fenn ak du mujj fenn man en tant qu'avocat li ma gëm mooy suma client ku ko def loo ko warul def damay dem ci yoon. man li yoon di bëri jafe-jafe yëpp gëm naa yoon damay dem ci yoon xeex ko. ak lu mu mënti doon dana mujj ak fenn ak bu mujjul fenn bu ñu demee ci yoon mujjul fenn danañ taxaw ci kanamu askan wi won ne mujjul fenn dem nañ ci yoon parce que yoon bu amatul ci réew mooy ñun ñëpp on est en danger su nekkee ne ku ne mën nga jóg dal ci benn citoyen après dara doo ca fekk su boobaa kenn du génnati këram kon lu mu ci mënti doon man danaa dem ci suma yoonu réew la ma fa war a xeex ma xeex ko buñ ca defee lañ war a def ñu nangu ko buñ ci deful lu ñu war a def ñu dénoncer ko ndax ay citoyen lañ bu weesee acteur bi ñu doon parce que loolu mooy démocratie